bonjour nuyu nañ leen ci heure bu baax bi team bi ñëw na jaajëfal leen jaajëfal rédaction bu télévision Futurs Médias ki leen doon dégtal xibaar yi di soxna Naata Mbaye borom Mbour di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal yi tamit jaajëfal rédaction bi yëpp nuyu nañ leen miin ngeen hashtag bi sunu net la Midi Plus Facebook live YouTube live Instagram live commentaire yi fépp lañ koy jotee équipe digitale baa ngi ci ginnaaw nuyu Adja nuyu sama mën nañ ko wax jigéen bi mairie di ko nuyu tey da nga ñëw génn fan tey fan. tey dama ñëw rek def benn petit grand boubou nii xam nga di waajal koor gi nii tas musóor bi noonu ci kaw rek. nga dëgg de tey le 31 mars. jeudi 31 mars waaw xam nga ne weekend bi bu jàllee moom weekend bu ñu ci mën a tegaat rek koor mooy ñëw. mais est-ce que weekend bi du ñu fekk ñu wax dimanche bi dina fekk ñu dugg ci koor gi bàyyi li ngay def. yow sama fit baa ngi rës sax. ñeme woo koor gi man maa ngi foogoon ne ay lundi la yooyu. non leen dafa sori. maa ngi doon dégg ay séntu bi ay samedi la yooyu. nan nga sant Diouf ñan ñoo lay kii. Bey Diouf. waaw Bey Diouf mais na nga jaay sa sant. waaw dama moo tax may wax Bey Diouf parce que il faut ma waxaale bu sama papa bi daal waaye nag gis nga sañse bi moom. ku ci daal di bëgg rek na dem ci ki nga xamante ne moo di Ngalaan Couture. waaw 78 228 75 38 fële ca Kër Massar Almadi 2. boo demee ñu defal lay toj ngeen tànn seen couleur man moom damaa bëgg blanc damay woote jàmm la paix. rafet na macha allah. mën ngeen a commentaire wala ngeen teel a joxe seen sañse jeudi plus vendredi commentaire yi dafa bari envoyé leen ñu seen ay commentaire que ça soit mu nekk ay photo yi ñuy war a mën a partagé. gars yi nag xam nga ne ba tey ñu ngi ci match Sénégal kii bi. réseaux sociaux yi moom prolongation voilà. prolongation mu ngi mel ni championnat d'Afrique ba rek xam championnat d'Afrique bi daanaka def nañ ko une semaine. waaw nekk ci réseaux sociaux yi di xumbal. di defanteeg gars yi waaye defe naa defante bi ba léegi mi ngi continuer. mais dëggantaan am na benn maire bu ñu wax démb nañu. affaire yëpp moom mu ne citation bi moo koy rey sénégalais lépp la mën a fay ba mu des loo ko lebal mu fay la ko ba mu des xaalis. ba mu des xaalis waaw. nee na da ma lay fay ba wis la ba mu des xaalis. nee na ma démb vraiment loolu moom xaw ma ku ko xalaat mais loolu moom moo koy faj quoi. loolu moom dëgg la moom ci réseaux sociaux yi. am na sax ñuy kaas naan léegi nag comme fay ngeen ba wis. léegi fay leen bor yi. mais lan moo ci yees yi ci yees bari naa dem ba tey yéen ñuy envoyé suñu vidéo yi wala seen vidéo yi ndaxte li ñuy partagé ci réseaux sociaux yi la mbirum laser yeeg mais am na yeneen yu ci yees yoo xamante ne ay vidéo yu inédite mën nañu ko waxee noonu ndaxte stade yi waxul naa ko démb mënuñu nekk ci coin yëpp mais am na ci yoo xamante ne internet li ñu ko envoyé doy na waar. non ba léegi ñu ngi découvrir ay vidéos yoo xamante ne ñun on se disait même pas que en fait day romb day wàcc parce que fu mu ne nii euphorie bi léegi ñëpp dañuy bëgg a poster ñëpp dañuy bëgg a wane que ne. ñoom ñu ngi woon ci stade bi. mais daal temps yi daal yi vidéo yi nga xamante ne nii depuis démb moom mooy wër toile bi. kii de xam naa benn mairie bay présentatrice bi di bu nekk Égypte wala benn Bijou Ndiaye rek. gaaw a jooy moom naqari na ko lool mu jigee ay jooy en plein direct lii moo ko dikkal ñu dégtal leen ko. خلينا نروح مشاهدينا ونشوف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب benn Bijou Ndiaye la xam naa bala benn mairie bay Diouf bu nekk fële. gaaw a jooy affaire bi jëlee ko à cœur. mais commentaire yi bari na gars yi nga naan ko bu yeboo ngeen jooy ñun dañoo yàgg a jooy. waaw donc ñun affaire yi tourné. waaye buñ duree jàmm maa ngi Sénégal yàgg na jooy ci situation yi ni mel. waaw loolu moom dëgg la moom dox mais ñun dañoo àndoon ak tuuti ngor daal daanuñu jooy nag. waaw mais ku nekk ak sa kii. li naan làqatu rek. lii am na benn internet bu ñu fay nañ naar bi xoromam. waaw bu baax ba wis ko kay man kay damay naan dañ ko fay ba pare wis ko. te jooy yi yemu ci ah. am na beneen am na ci ñeneen. am na beneen dañ ko seetaan ñëwaat. ولا بنلعب والليزر في عيون اللعيبه بنلعب وبيتحدف ازايز ميه وهو بيحاول يصد الكور ده ازاي ده في خناقه ولا في ماتش محمد صلاح ضيع الكوره من الاجواء اللي هم بيلعبوا فيها دي مش اجواء ادميه ده مش ماتش كوره. هل انت عارف naqari na leen trop seen défaite bi d'ailleurs loolu tax ñu décidé fi mu ne nii yóbbu Sénégal ci kanamu FIFA ci kanam dinañ ci ñëw FIFA ci boppam réagir na. féliciter équipe nationale bu Sénégal féliciter sénégalais yëpp. démb ci guddi la communiqué bi daal di daanu mais gannaaw boobu Pape Samba internet yaa ngi laajaat ki njëkk a jàll borom présentatrice Mairie Bey Diouf bu Égypte bi wala Bijou Ndiaye. nee nañ ñooñu ko tegal voilà ñoom nee nañu xool bu baax xam naa ñeneen ñi dégg naar dañ koy jéem a traduire xam nga ci diggante bi sénégalais dañoo. dañu dégg naar parce que il faut ngay dégg naar pour mën a tontonte. acca. طيب خلينا نروح مشاهدينا ونشوف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. déggal Pape Samba vraiment kii mënuma ngaa muñ. Pape Samba dafa dégg naar.
lu mu wax ne def ni ko lii ñaaw na xam ngeen ni lii ñaaw na lii rafetul. ay Pape Samba lii ngeen def suñu Mohamed Salah mii Pape Samba mooy réalisateur connecté bi. nee na lii ngeen def Mohamed Salah mais nag ñoom dañoo fay bor bi ñun tegaloon nañ leen démb. ku ñëw ci seen dëkk boobu rek. lu raw lii lañ ngay dund. waaw ñoom ñoo ko njëkkee. voilà am na démb li ñu doon wax ñu ne citation bi ñu créé waay. mooy bi ñuy wax ci. qui sème le vent récolte la tempête non qui sème les lasers récolte une boîte de nuit. voilà waaw moo ngi noonu Matinek ak Ladies Night. mi ngi noonu réaction yi bari na kii ancien international sénégalais la Diomansy Kamara joué na. ci histoire footballu Sénégal bokkoon na ci ñu mës a joué Sénégal Égypte. loolu kii daf ma neex xam nga lu tax. dafa mën tontu. depuis 2006 joué woon na ci match bu am solo. ñoo amoon benn penalty sax bu ñu war je me rappelle bien boo xamante ni sifflé wuñu ko woon moom Diomansy Kamara tontu na bu baax. waaw bu mën a tontu taxawaayu vrai sénégalais ñu dégtal leen ko. Il y a beaucoup de polémiques qui sont en train de naître sur les réseaux, à la télé, sur la non-sportivité de l'équipe nationale sénégalaise et de ses supporters. Donc on se sent bien évidemment touché parce que ce qui est important, c'est de remettre les choses dans leur contexte. On est là en train de dire que les Sénégalais ont mal accueilli l'Égypte, ils ont été antisportifs avec les lasers. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une cause à effet, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, il faut d'abord, avant tout, remettre les choses dans leur contexte. Le Sénégal, on est un pays accueillant. On nous connaît pour notre hospitalité, pour notre teranga. Et personne n'a été choqué ou scandalisé lorsque, au match aller, dans une atmosphère électrique, les Égyptiens, pour commencer, ont hué notre hymne national. Et ça, c'est quelque chose de très grave, parce que l'hymne national, on l'a toujours dit, on ne huit pas l'hymne national d'un pays. Ça ne se fait pas. Peu importe l'enjeu qu'il peut y avoir dans une confrontation entre deux pays frères, on n'eut pas l'hymne national du Sénégal. Ils ont insulté nos joueurs. Si vous voulez, on va vous ressortir les vidéos où ils ont insulté Sadio Mané, où ils ont insulté notre entraîneur, où ils ont, pendant tout le match, été antisportifs avec des lasers sur le visage de nos joueurs. Il y a beaucoup d'images qui ont été diffusées. Sur le but hors jeu, qui a été marqué par Mohamed Salah. Il y a eu beaucoup d'injustices. Et voilà, nous on a... Diomansy Kamara ancien international wax na ko. résumé li mu wax yëpp dañoo fay naar bi xoromam. jeex na ñoo ko njëkkee ñun ñu fay leen li ñu def rek. donc voilà. mais àddina dina dox bu fàtte karma mi ngi fi de ba yow di nga nar a remplacer wala ñaanuma ko yàlla dama bëggoon wax présentatrice. yooyu kon Pape Samba. mais internet loolu la ñuy commentaire ba léegi mais kii. donc kii moom mooy l'homme le plus recherché en Égypte. démb benn page Facebook bu ñëpp di suivre. ca Côte d'Ivoire. moo posté lii. daan ne kii fi mu ne nii jàpp nañ ni mooy l'homme le plus recherché en Égypte. est-ce que gis nga sérieux bi. sérieux bi mu àndal abnégation bi. mais bari na ci ñi nga xamante ni lañ meloon de. non ak détermination bi mu ci àndal liggéey la mission la woon. ñun ñëpp a nekkoon mission ñii ngi woon ci terrain bi ñii ñi ngi woon ci beneen wàll wi. bari na ci ah. waaw. voilà am na leneen lu ma lay proposé waa ji ba bii bi duggee nii la def dafa yenn policier bi ayca tegal leen ko. mais football moo mën lu ne. Pape yàlla baax na ba mu daaneelul policier bi. mais football mën na lu ne. mooy li ma doon wax rek li mooy manko uti ndam li. ñëpp manko. mais xoolal waa ji. non xam naa ne moom instant bi muy yëkkati policier bi sax tayu ko. wala xàmmee est-ce que xàmmee na ko. non tayu ko xamu ko moom daal gis na ku mu war a yëkkati rek kontaan na rek mu yëkkati yóbbu. jaajëfal leen di wax leen toujours dañoo nekk ci prolongation match Sénégal Égypte bi waaw bravo sapeur pompier gars yi nee nañ def nañu liggéey bu exceptionnel. waaw un grand merci ba tey ñu ngi gërëm gendarmerie. ñu ngi gërëm police. mais sapeur yi kenn du ñoom. am nañ fa taxawaay bu am solo d'ailleurs internet yu bari ñoom dañuy jël tey ji defal leen image du jour bi quoi ndaxte. il le mérite nag vraiment ñoom tamit seen mission gars yi ñun keroog fii ñëpp a accompli seen mission non dama ne la ku ci nekk affaire bi dafa mel ni da nga xam rôle bi nga war a jouer. nga jouer ko à la perfection te kenn waxu la defal. te loolu dafa am solo. looloo am solo. am na keneen xam nga Égypte dañ leen gagné normalement dañu war a mer. waaw mais am na ci benn supporter égyptien boo xam loolu da doon bëggee. acca mais am na lu ko ci fekk nag.
xol de. ah li nekk ci xol kenn mënu kaa nëbb. kii de dafay wane ni moom day bëggee moom. quel que soit alpha est-ce que faralul woon nga Sénégal ci fair play la mais ñëpp photographe bi moom xam naa ni am na lu ko naqari nee na ko looy fecc di tëb di dal ñu gañe la ngay tëb di dal. kii kay buñ ko jàppoon mu dóor ko ci stade bi. yéen ñoom ñëpp ñu envoyé internet yéen ñëpp ñuy envoyé vidéo yi ñu ngi koy gis en temps réel en complicité ak suñu réalisateur beeg kii di Youssou Silla di jàpp ci affaire bi kii xam nga Thomas Müller. waaw dama koy dégg. Müller benn footballeur allemand footballeur la waaw. ku am histoire lool ci wàllu football ak fi mu jaar ak yooyu. waaw moom nee dafa def tweet. daal di ne please fair play. defoon am na leen lu ci toggoon daf ko effacé. Mohamed Salah la def bi ko laser yi kiiwee noonu. waaw daan ne Sénégal dañu war a fair play quoi waruñu woon na kiiwee mais sénégalais yi de xam nga ak suñu tontu. mën a tontu te dañuy topp action ñun. dañoo dem ci compte Twitter waa ji xam ni ñëpp xam nañ ko. dañ ko tontoo ba mu jaaree fa supprimer tweet bi di wax ne ni pour vous dire. man kay gis naa ne instant bi Ndiaye Twitter sax est-ce que dàqul fu mu ne nii Facebook. amul frontière. non affaire yi léegi amul frontière ba pare dañuy tagge gars yi. di leen tontu benn par benn di leen ko benn la benn man team immature maa leen bëgg daal. génération Z lañ ne. ambiance yi bari woon na partout foo xamante ni ci Sénégal la ambiance yi bari woon na kii ab image bu ñu amee fële la ci Louga. waaw gars yi daal kii dafa bëgg Sadio Mané nag. ndeysaan ko bëgg lool moom Louga la nekk. mais keroog li mu jubilé. non yaakaaroon nañ ni dafa du jubilé lu ni mel comme Sénégal bi mu jëlee Coupe d'Afrique quoi. mais Coupe du monde bi moom xam nga li waa ji wax ci internet bi ne. 3 milliards ak 7 milliards bokkul sax. non bokkul yow tamit. Coupe d'Afrique nga jël ko am 3 milliards. loolu ngay laam dem Coupe du monde am 7. jar na jubilé dëkk bi yëpp jubilé. non kay suñu fédération gën a dox ñun ñëpp nañ jubilé instant bi kay macha allah yàlla bu ñu toj ca topp. am na leneen félicitation fois FIFA ngi. waaw xam nga ñoom waa Égypte dañu daal di def benn plainte. contre le Sénégal. nee nañu dañuy plainte parce que dañuy def racisme ensuite dañu leen doon def ay laser ak yooyu. faf nag FIFA génne benn communiqué boo xamante ne. dafay félicité waaw dafay félicité ki nga xamante ne moom moo di Sénégal. pour sa victoire contre Égypte te di en plus mu ñuy jox rendez-vous au mondial. mais ci biir texte bi. supporters yi daf leen gërëmaale. waaw peuple bi. joueurs yi. ba ci supporters yi. am na ko commenté ne kon Diané kontaan na ci supporters yi. bu baax. waaw pour vous dire que ni gars yi yëpp la ñuy gis nga vidéo bi ñi ñooy les Ultra 221. ay supporters modèle la ñu waaw jar nañu partager seen vidéo bi ñoom. waaw ñu daal di nettoyer stade bi après match bi. dañ ko daan gis ci japonais yeeg. coupe du monde bi gis nañ 2018 tamit Sénégal amoon na fa taxawaay bu am solo. non parce que stade bi suñu bijou la. donc ñun ñoo ko war a toppatoo. moo tax ñu war a gën a mën a wane vidéo yi. exactement supporter bu ñu joué ba pare ba kontaan ba bëgg. ñu ramassé yëpp for lépp defar ba mu baax. acca wan ko Sénégalais yi lii jar na partagé ñëpp di ko gis. Vous êtes très nombreux actuellement à suivre suñu émission li xew ci biir internet bi suñu émission la parce que c'est interactive Social TV la ñoo ko bokk. li ngeen di commentaire ñu ngi koy gis ñi ngi ñaan mayo ñi ngi commentaire ci émission bi Sénégal daal yii leen neex. en tout cas Diop Bogal moom nee na moom coupe bi daal la bëgg ñu indi fii ci wetu géej gi. am na ku ne waa arène nationale roy leen ci ñii lii démb la woon fële ca Doha. fa coupe de Qatar ca coupe du monde bi fa mu fas yéene amee. drapeau Sénégal yéeg. bokk ci ñi qualifié ñi fas yéene teewee compétition bu mag ñi nga xam ne ñëpp fi mu ne nii moo leen xañ jàmm yàlla boole ñu ci. bi ñuy levé lii xaw a am tuuti frisson. bañ a frisson xon ci fierté boobu. lii mbégte la. lii sant yàlla la. li ko waa ji di wax. maa ngi xaar commentaire internet yi tegal ko téléspectateurs yi ñuy xool seen commentaires yi parfois ñu partagé ci.
jaajëfal sénégalais yi teewe woon lii tamit ndax gis naa ci Diaw Ketchup influenceur. ma nga woon ci lii. bari na ci ay sénégalais ambassadeur yeeg waaw mais loolu la c'est que bu ñuy yéegal sa drapeau tamit il faut nga teew. waaw foog nga teew bari wane fierté. voilà vert jaune rouge bi. lii daal gars yi bëgg nañ ci de gisoo moom la ñuy commenter ni. waaw nii naan lii neex na. yàlla na jàmm yàgg. waaw ñi nañ xoolal drapeau bi rek xol sedd na Pape Diop. ñii la ñu ngi gis commentaire yëpp équipe digitale baa ngi ci ginnaaw commentaire leen joxe seen xalaat ñi ngeen amee mbégte ñii mooy délégation sénégalaise ba teew ca Doha actuellement nii ngir waajal tirage au sort war ko teewee fas yéene nañu ko jàpp àjjuma bi. incha allah Sénégal ñu fas yéene xam. fan la ñuy féetewoo ci ban groupe la bokk. waaw fi mu ne nii en tout cas po yi leer na. nga ci positionné wu nañu ba pare waaye. fi mu ne nii ñaan yàlla nag ñu bokk ci poule bu baax. bu ñu mën a arrangé. yii Ndiaye nañ ñaan lool rek. bu ñu bokk baax. fu mu ne nii moom nañ ñaan lool rek Ndiaye. Augustin Senghor ak Abdoulaye Sow. ak it tamit waa fédération bi xam naa fii ak suba sélectionneur bi dina ko teewee di Aliou Cissé. Aliou Cissé mën a teewee bis bii. nga xamante ni képp kuy sélectionneur wala képp ko xamante ni àddina dëkk nga rek yaa ngi doon rêvé bokk ci dëkk yi war a teew ci coupe du monde bi nga xamante ni ñu ngi ko jàpp ci diggante weeru novembre ak décembre 21 novembre ba 18 décembre fële ca Qatar bari na lool instant yi démb waa FIFA annoncé nañ ne bii ñu jaay sax déjà dafa première partie bi. commencé nañoo boucler première partie bi bii mais Qatar waaye yow kon Ndiaye nu ñuy def ñun. si daanaka yow bu ñu évaluer ñaata nga war a mën a def ba dem Qatar hôtel yi rek nuitée 100 000 la. 100 000 francs CFA benn nuit. benn guddi 100 000. donc yow 20 millions boo ko dajalewul fi mu ne nii. doo ko def weer. d'accord. te ñëw toog rek. jërë ngeen jëf. Sidi reste à l'école. à la maison. à la maison waaw. supportons de loin avec le cœur. lu mën a nekk la non mais bien sûr lu mën a nekk la gars yi xam naa dañ ci taxaw. waaw non xam nga rek yow moom je compte sur toi yow daal foo la nga ma la nga fa daal waaw. ni ngi fii lañ koy toog di ko xaar ci télé bi. am na solo gars yaa ngi laajte image yu ñi doon nettoyer dinañ ñëw ci actualité bi. vraiment ñu tey mbégte rek lañ bëggoon wax sax. waaw affaire yi mbégte rek prolongement. gars yi ngi laajte image yu supporters yi doon nettoyer nee ñu wane waat ko gars yi gis ko ndax maire yeeg paa yeeg ñiy seetaan dañuy yaakaar ne stade bu ñu demee dañuy sànni xeer rek def yeneen mais lii c'est un bel exemple pour jeunesse sénégalaise bi bari na ci baaxoo nañu toujours dañuy wane côté yi négatif yi loolu am la certes mais yii nañ koy gën di partager internet yi ci boppam ñoo ne nañu wane waat vidéo bi gars yi gën ci mën a xool am na ku ne waa arène nationale nañ ci commentaire u internet yi la waa ñëpp nañ ci jël exemple lu am solo laa ca neex na lii moom image bu am solo. non lu rafet la. lu ñu war a wane. encourager aussi bépp événement boo xamante ne mën nañ ko am. wala dinañ ko am moo xam match la wala combat de lutte wala basketball leneen ak leneen. ñu daal di def lii parce que c'est un exemple à suivre. exemple bu am solo am na benn internet bu ne la nga joxe numéro téléphone ki la soxal. ma joxe numéro téléphone ki ma sonal. ay yow Ngalane Couture mi mujj naa kii am bës di. 78 228 75 38. ma bamtuwaat ko 78 228 75 38 waaw Ngalane Couture fële ca Kër Massar Almadi 2. ok waaw am na solo. rob la dégg nga rob. jox ñu actualité bi ak paay ki xas wolof yi loolu bëgg ñu di ko partager waaye mi ngi jégalu. waaw non ci actualité la ki nga xamante ne moom moo di Chérif Ibrahima Aïdara. moom nag mi ngi daal di présenter et excuse am. daal di jégalu. mais gis naa le parquet s'est autosaisi. waaw à la suite des propos de Marabout Chérif. waaw parce que dafa amoon ay kàddu yoo xamante ne nii daf ko wax ci olof yi léegi nag moom ci boppam parquet bi dafa autosaisiru mais ci kaw loolu moom daal dina jéggalu ne moom li mu wax li dañ ko dagg daal di ko collé mais du woon intention am ndaxte depuis 30 ans mi ngi toog di def li nga xamante ne moom moo di prêche donc muy daal di présenter ses excuses à toute la communauté et particulièrement mi ngi koy présenter ñi nga xamante ne ñoom ñoo di wolof yi. acca ñu déglu vidéo bi seetaan ko spectateur yi gis jéggalu gannaaw juumte jéggalu baax na. waaw. contexte bi mu nekk lañ ko génnee waaye càcc buñ ma càccoon sàccoon la
may tooñ diggante li may yekk waa Njaasaan ak li may yekk ñeneen ci kalante ndax ñooy suñuy kal loolu laa indi ndax sama yaay séeréer la ma indi kal doon tooñ loolu rek laa ci jublu woon waaye jubluwuma ci luy vexé nit wala luy yàqal nit wala luy blessé nit képp ku ma xam man xam na ne duma wax mukk luy vexé benn nit sax waxuma la benn xeet wala nation entière kon nag li ko guddal daal li ko gàttal ko gën maa ngi jéggalu mbooleem sénégalais yépp waxuma sax wolof waaye nit ku ñuul la. voilà Chérif Aïdara jéggalu na lu am solo la tamit nañ ko jéggal baal ko da doon dafa juum Sénégal yàgg na baaxoo ay kalante doñante maa ngi jaaraale sax di nuyuwaale samay kal ñan lañu man ñi sant Gaye ñu njóobeen yi la yow njóobeen yow kon sama maam sa kal la yow moo taxit waa Thiaré TV aussi di leen bëggee bu baax a baax ñu ngi ñuy suivre xam nañ ñi baax bari na ci ay internautes yi ñuy suivre ñi ngi jot message yi partout jaajëfal Père Mara gis naa ko naa muy envoyé ay vidéo ñoom ñëpp paye ñuy seetaan image cachée bi nekk nii envoyé leen ñu nag ci la ñuy profité mayaale mayo ba tey buzz la waaw ba léegi mayo nii ba tey buzz la fii ba Qatar fii ba novembre décembre mayo buzz la wut leen seen mayo am na ci diggante bi sax ay éliminatoire coupe d'Afrique yu ne yooyu yëpp mais ñun fu mu ne nii objectif coupe du monde rek waaw coupe du monde rek ci diggante bi de ci éliminatoire yi dañ ko ci kiiwaale rek ñambasaale waaw baax na wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi duñ joxe benn indice xaar ma xool ba xam gars yi dinañ ko trouver mayo téléphone portable yaa ngi fi ak Jili CSB di ko jaajëfal sponsor officiel bi nuyu leen yéen téléspectateurs yi internautes yi Thiaré TV gis naa ñoom Prési Cissé ñoom Drizzy commentaires yëpp ñoom Samba Bokoum les influenceurs ñu leen suivre aussi waaw jaajëfal internautes yi ak téléspectateurs yi encore une fois xaar tuuti commentaires yi nga ñëw am na ci benn internaute bu ñu envoyé léegi ban loxo la ñuy bindee loolu baax na de waaw ñu mën a xam nii nag ban wane ñu ko lépp rek wane ñu ko lépp ñu xool A la wala B comme A la comme B wala C mais am na ñuy bindee B B man A bi nag yow xoolal A bi waaw A bi gis naa koy bindee A bi gis nga koy bindee nii man nag comme E bi laa commencé woon di bindee comme E bi ok E bi ak F bi demoon naa bu koy jël waaw après ma changé waat ko ok yow ban la ci nag léegi fu mu toll nii nii may wax ak yow nii G ok yow nag C simple waaw tout simple en fait droitier yi ñooy faral di bindee comme C bi te pourtant yow gaucher nga ni man mënul ne yaa ngi may gis may bind sax yow sama bind bi nii il paraît que les gauchers sont les personnes les plus intelligentes yaa wax lii au monde du man nit ñee ko wax ba internet yi jàppale envoyé leen ñu am nañu tey tuuti temps rek xam naa ni réalisateur bi balaa ñoo équipe Wareef mi ngi ci ginnaaw di waajal envoyé leen ñu seen commentaire ban ngeen di bindee nii la relax type immature tey lañ ñëw taxawee waaw tey kay moo tax foofu ñu ngi sànn di def lu ñu neex comment tenez-vous Pape Samba nañu wax moom naka lay bindee Pape Samba gis naa ko nu muy bindee envoyé leen ñu Pape Samba moom mooy bindee naka comme ngeen di bindee naka ngi ban loxo naka ngeen di téewee big bi stylo pardon mairie nee na ban nga wax C man G laa wax G waaw ma xool G bi bu baax man G laay bindee G waaw kii benn commentateur journaliste rwandais la match Sénégal bi wax na ci lu rëy lu ne am na benn traducteur benn waaye ju ñu ne Sadio Mané dafa ni Sadio Mané mérité na Miss Rwanda bu 2022 mais ñu déglu waa ji donte li muy làkk xamuñu ko mais dañu traduire quand même d'accord acca Sadio Mané uri muri Afrika Sadio Mané ubikoze mu kwezi kwashize kwa kabiri uti werurwe ijya gusozwa nongera mbisubiremo Sadio Mané abantu bambwiye ko mushiki wanjye utamwemera muri uku kwezi hatowe uwitwa Muheto Sadio Mané guhaye Muheto yitwa Nshuti Divine Muheto Sadio Mané ndamuguhaye Sadio Mané nushaka uzamusohokane mu gisimenti te xanaa langue officielle du Rwanda lay laal. ban langue seen langue bi mu tudd nan. je pense que mooy Kinyarwanda Rwanda. Kinyarwanda waaw Kinyarwanda quelque chose comme ça waaw. defe naa loolu lay laal effectivement dama yaakaar ne Swahili la mais du ñoom. non Swahili dañ koy làkk mais Kinyarwanda mooy langue. mooy langue officielle mais en tout cas li ñuy traduire am na suñu benn waay ju ñu ne dafa ni Sadio Mané. mérité na Miss Rwanda. balaa moo dem Miss Rwanda na ñëw fi ba pare. Miss Sénégal vraiment sa réponse boobu laa doon xaar quand même. Miss Sénégal. oui mais nii la. bu ko jongo may neexee sax mu dem si Miss jongo ma.
ku nekk sa choix. ambiance réseaux sociaux la internet nii lay demee lépp loo xamante ni en temps réel dañ ko mën a am ci émission li xew ci biir internet bi lundi ba jeudi bi mu nar a nekk dernière émission bi balaa ñu dugg ci koor gi ba leer na lundi dañuy dellu ci wax nga ko rek sama yaram bi kon daw donc après Ramadan incha allah. incha allah naamaat yeneen jaajëfal leen nuyu bu baax tey man sànq ba tey yaa ngi wax ci la sol. waa parce que yow it da nga ma feerlu ci bleu bi. oui 3C Couture. c'est numéro téléphone 77 117 77 11 maman Henriette di ko nuyu bu baax. 77 015 84 09 rafet na trop macha allah. waaw rafet na moom. ma waxaat numéro bi 77 015 84 09. jaajëfal leen jaajëfal téléspectateurs yi internet yi nuyu leen yow tamit nga tàggatoo ñu may waa Wareef ñëw yeggal. waaw donc di leen jox daje après koor gi. jox dig daje ay jaay bàyyi ba après koor gi. di leen ñaanal ñu dugg ci koor bi ak bismillah génn si ak alhamdulilah rabil alamin ñu koor ko ci jàmm. pare ko ci jàmm daal di ñëwaat ci li xew ci biir internet ndax xam naa ne diggante boobu internet bi dina amaat affaire yu bëri xam naa heure yi rek moom mooy décalé. ndax suba si dina am ñoo xamante ne duñ ci nekk guddi gi la ñuy nekk. Awa Mbaye bu RFM bu boobaa dinañ leen dajale lépp. Awa Mbaye bu RFM Awa Mbaye santé. madame Seck. nee na émission bi neex na trop c'est fun. waaw. di ko nuyu. waaw dinañ ko bari na ci ay messages yu ñu jot aussi Ana Rocha waa RFM ñoom ñëpp. dinañu seetaan nuyu waa RFM. waaw suñu membre yëpp waaw di leen baalu àq. aussi parce que Ndiaye loolu tamit ci la comme ñu ngi jublu ci koor gi di leen baalu ak di leen baal ak donc di leen jox dig daje incha allah après koor gi Ndiaye. jaajëf Jibi Coy di ko nuyu bu baax mayo di ngeen ci am incha allah mayo yaa ngi fi du fi jeex compétition yaa ngi fi yeneen i surprise di leen xaar ci télévision Futurs Médias tig baa ngi ci waa Wareef ñoom Ndoye Bane ak monsieur le maire ak ñoom Mami ñu ngi ci ginnaaw di waajal ay thèmes yu am solo yoo xam ne da leen di jëriñ ñun ba beneen yoon incha allah ñu woor ci jàmm.